yéenekaay yi laataa ñu koy xóotal bu ca kanamee tuuti ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ci revue de presse bi l'observateur lañ leen di njëkk wan tey ji yéenekaay bi Ibou xëyee na ak Idrissa Seck nataalam ak li mu bind ci français ni coalition Manko Taxawu Sénégal Idi taille le régime. waaw jërëjëf Pape Cheikh ni nga ko waxee rek ñu dooree ko nag ak l'observateur ci xëtam bu njëkk ñu gis ci Idrissa Seck mu yëkkati ay kàddu rek jëmale ko ci li nga xamante ne mooy élection législative mu dégmal loolee nag joxe na ci xalaatam ci ni nga xamante ne noonu la Macky yore nguur gi andi ci ak gouvernement am ak itam ñi nga xamante ne rek ñoo féete ci famille am. gis nañ ci tamit benn page bu ñu accordé kii di premier ministre di Mahammed Boun Abdallah Dionne bi wax ci wàllu transhumance loole mu tudd ci Oumar Sarr dañu xamul nag ban Oumar Sarr la Pape ndax Oumar Sarr bu réew mi la wala Oumar Sarr bu PDS xëy na Mohamed bu ñëwee gën ci xóotal gis nañ tamit ki nga xamante ne rek mooy combat bi Amadou Ba Modou Lo Parcelles Amadou xëy loole ñu wekk ko ci li nga xamante ne mooy combat bi nar a dox diggante Gris Lac de Guiers 2 ak doomu Parcelles bi muy combat ba nga xamante ne rek amateur yu bëri ñu ngi koy xaarandi Pape. voilà moom Modou Lo moom la ñu woyaloon woy bu rëy ba. woy bi fecculoo ma do dem. dem fan. nañ dem Parcelles seeti Modou Lo jom ja daa bëri dem alors même son cloche ci beneen xëtu yéenekaay Les Échos moom itam xëy na ak ki nga xam ne ni mooy Idrissa Seck ay kàddoom mu ngi ci waaye ñu ngi liir ci xët bi ci français Ibou ni Idi fait foule et foudroie Macky. waaw loolu di continuité li nga xamante ne rek maanaam wala sax ay taxawaay bi ki nga xam ne mooy Idrissa Seck am rek jëmale ko ci nguuru Macky Sall bi ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale. loolee la waa Eco indi di fësal ne di fait foule maanaam mobiliser ci wàllu campagne bi ak itam dal bu baax a baax ci ki nga xamante ne rek mooy njiitu réew mi Pape. Las moom nee na Idi charge Macky. waaw mu mel ni ni ñu ko waxee léegi daanaka lu bëri ci quotidien yi tey dañu ñëwaat ci li nga xamante ne rek mooy sorti kii di Idrissa Seck nag di doomu Thiès gën a am taxawaay tamit bu ñu fësal ci li nga xamante ne mooy langue politique fii ci Sénégal. loolee nag laas indi na ci benn saytu bu yaatu ngir jagleel ko ay lecteurs am. mooy ñetteelu fanu campagne bi enquête loolee la xëyee ba def ci xëtam ci français Ibou ni mobilisation tous azimuts. waaw enquête ñëw rek ci li nga xamante ne mooy mobilisation parti politique ak yeneen coalition yi nga xam ne rek dañuy sóobu ci élection législative yi jamono ji nga xamante ne ñu ngi waajal élection yi nag faw nga mobiliser bu ko defee nga mën a convaincre askan bi ñu wote sa liste jamono ji loolee la enquête def xëtam saytu si bu baax a baax ci biir yéenekaay bi. si que maître Abdoulaye Wade bërki démb looloo tax ab laaj samp ci xëtu yéenekaay bi di témoin ñuy lire ci français ni Macky va-t-il rejoindre Wade dans l'arène. waaw ñuy am njorte ne daal ak taxawaay bi nga xamante ne njiitu réew mi woon Abdoulaye Wade am na ko ñëwam ak mobilisation bi mu jot a am ak sortie yi muy am ci presse bi. loolu tax le témoin ñëw ci li nga xamante ne rek di samp ab laaj ndax bu loolu wéyee Macky Sall du am beneen taxawaay ngir jàppale ñi nga xamante ne rek ñoo nekk ci langue yi instant yi di xeexal coalition. li nga doon laajte sànq jëm ci Oumar Sarr ak premier ministre bu Sénégal mën naa leer ndax loolee dañ ci ñëw ak yéenekaay bi di Le Quotidien nataalu premier ministre bu Sénégal moo ci ne ñuy lire ni attaque contre le maire de Dagana Oumar Sarr John se braque au Waalo loolu la ñuy lire ci xëtu yéenekaay bii di Le Quotidien Ibou. waaw Pape muy titre bu ñu mën a rafetlu parce que boo xoolee braque bi ñu indi nii dafay def allusion rek ak ñi nga xamante ne ñoo doon jiite ci bu njëkk maanaam ay titre comme ni nga ne buur voilà bu kàngam la buñ fa fekk danañ def seen kem kattan ni nga ko waxee léegi genre réponse la li nga xamante ne rek fële junjoon nañu ko mu doon la nga xamante ne xëy na mébétu gouvernement bi lay doon mais comme niñ ko waxee braque la kilifa la fi mu nekk yaakaar naa du doon lu yomb. donc braque bi nga xamante ni moo nekk ci xëtu Le Quotidien dafay tax ñu xalaat titre yooyu ñu doon joxe ca Waalo à l'époque voilà braque du Waalo donc John se braque au Waalo loolu la ñuy lire ci xëtu yéenekaay bii di Le Quotidien donc Ibou Diouf qui dit c'est un bon titre réew mi xëy tey ak li mu tuddee racisme ethnicisme et religion la porte ouverte au réveil de vieux démons.
li ñuy faral di gis yenn saay bu élection wala sax yenn compétition bu mag yi bu fi amee ba tax na réew mi samp si ab laaj ndax loolee dina amaat ci jamono ji nga xam ne rek ñu ngi waajal élection législative yi racisme maanaam farfarloo yaakaar ne daal li nga nekk wala ci li nga jàpp moo gën a dëggu te loolu du bokkul ci li nga xamante ne rek ñu ngi koy rafetlu ci république Pape. Voilà et puis Libération xëy na tey ak fraude bi amoon ci bac bi paraît-il am na jàngalekat boo xamante ni teg nañu ko loxo ak yeneen ni suspect ñuy lire ci xët bi ci français Ibou ni un prof de Yaloussouren en vendait les épreuves à 200 000 francs CFA. waaw muy loo nga xamante ne rek day wéyal enquête bi ñu yëkkati woon gannaaw ba ñu njortee ne dafa amoon fraude ci bac bi. loole nag lenn feeñ na fële ca Yaloussouren gannaaw ba ñu jàppee ne kenn ci professeurs yi da doon faral di jël li nga xam ne mooy épreuve yi rek. di ko jaay xale yi mu bokk ci li nga xamante ne rek dafa indi gàkk bu ñuul ci organisation bi ñu daan amal ci examen bac bi. voilà xam naa li ci des nag dañu koy bàyyeek Mamadou Mouhamed Ndiaye bu ca kanamee mu xóotal ko ci revue de presse bi seet naa fi stade seet naa fi tribune 24 heures Vox Populi ak yeneen mais bon comme Ibou ab séeréer la il faut que ñu may ko quand même temps mu ndekki xaw ma cere lay ndekkee umburu en tout cas on lui laisse le temps quand même mu ndekki bu baax bu ko defee 8 heures pile nga dellu si waat ak ñun ci beneen journal boo ñuy présenté.